asalaamaaleykum mbokk Sénégal ni ñu koy defee semaine bu nekk seen émission autotransport nag nekk émission boo xam ne di am ci la voix des sans voix mooy Walf TV dinañ jukkil lépp li nga xam ne moo nekk xibaar ci wàllu demee dikk bi lu ko dalee ci tali bi jaww ji ak géej bi tey nag ñu fas yéene waxtaane ñoo xam ne seen xam-xam màcc na tamit ci wàllu demee dikk bi bu aajoo ci tali bi te ñoom ñu yëngatu surtout ci corridor Dakar Bamako ak Transgambienne parce que ñoom gros porteurs yi si lañu gën a kii ma doon tey ñu am qualité dalal yenn njiit ñi nga xam ne ñoo jiitee syndicat bu ñuy woowee syndicat des acteurs de transport routier national et transnational SATRANS te kii di Pape Mamadou Ndiaye jiite ko tey nag ñu naraw fas yéene waxtaan ak kii di trésorier syndicat bi Mohamed Diop ak keneen kii Cheikh Amadou Bamba Kébé nekk kenn si responsable bi galaa nag ñuy soobu ci waxtaan bi nag ñu bàyyi leen d'abord ñu nuyoo après ñu gën a ñëw ci waxtaan bi. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu waa Walfadjri yëpp di nuyu tous les Sénégalais en particulier tous les transporteurs yi nga xam ne ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi yëngu daal ci transport di sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa di dugg rek ci waxtaan wu am solo woo xam ne ñun ñëpp ay Sénégalais lañu te transport moom dafa doon acte bu am solo ci développement wu réew bu ko defee ñu ngi pare pour waxtaan ci sottante ci ay xalaat ba kenn ku nekk mën ci jëlee njëriñ incha allah salaamaaleykum. Cheikh Amadou Bamba Kébé. salaamaaleykum wa rahmatullah maa leen nuyu mbokk Walfadjri nuyu sama mbokk chauffeur yi waa ahlu transport yëpp comme ni ko Seyna Mohamed waxee rek waaw tey dañ def benn émission fii Walfadjri pour waxtaane ci transport parce que bëri na ay rëq-rëq bëri na lu ci sooxe bëri na ay rëq-rëq moo taxoon ñu daje fii pour sottante ci xalaat daal pour mu gën a jëm ca kanam loolu moo doon suñu jataay wa salaam. donc téléspectateurs yi comme ni ma ko waxee tey nag dañuy fas yéene waxtaane tali bi surtout ci corridor Dakar Bamako ak wàccaay tabaski bi yooyu yëpp mais gannaaw may ñuy soobu ci waxtaan bi mele ma au passage ma gërëm ak sant ñi nga xam ne ñoo ñu fet dalal mooy ki nga xam ne mooy Ken Ciss ak Omar ñoom ñi nga xam ne dañoo yombalal pour ñu ñëw fii ci Diamaguène def émission bi ci kaw loolu permettre leen tamit ma rendre hommage ki nga xam ne feu Pa Ndiaga Ndiaye bi nga xam ne nag 89 ans la génnee ci génn àddina te moom nag te ñu ko daal di jenc ci Daaru Musi ñu ñaan yàlla xaree ko àjjana ndax def na lu nekk ci transport galaa nag ñu sóobu ci waxtaan bi ñu may ni tuuti daal ñu seetaan benn hommage boo xam ne nit ñi daal seede nañ ko ci moom après ñu ñëwaat. ndax mag maam 108 ans vraiment bàyyi nu fi nun ay mag dana war a ànd ak dal ak muñ te jéem a roy mun noo def li mu doon def waaye nañ jéem ndax yàlla moo nu nattoo transport. war nañoo seet benn garage boo xamante ne comme boo marisé wala faneen ñu tuddee ko pour delloo ko njukkal ci li mu def ci réew mi. gëm-gëm aku fit moom la àndaloon ba bari na transporteur yoo xamante ci moom lañ jaar ba nekk ay transporteur ndax ay chauffeuram la ñu woon mais loolu gëm-gëm la ndax mi ngi juddoo xël Njaay ci wetu Kébémer yaroo Daaru Musi ñëw fii ba relevé de fii kon nag dañuy xam ne jàmbaar la il faut ñu am gëm-gëm ak ku fit rek comme ni mu ko defee woon ñu defee ko noonu. nekkoon icône nekkoon kilifa ci transport mën nañ wax ne képp ku ne ci réew mi muy kilifa diine di kilifa aada di ndaw ci réew mi di mag ci réew mi Ndiaga Ndiaye amel nga ko ñaan ndax ku ci nekk rek. mës nga jël otoom mu jëlee la place nangam yóbbu la place nangam donc fa mu nekk ñu ngi koy ñaanal yàlla na suuf fooyof si kawam. si keppaaru Ndiaga Ndiaye fa lañ tàmbalee en 1983 si la ñuy duggee mécanique départ si kanam maa ngi koy wax Dame di ko wax organisation bi nga xam ne Ndiaga Ndiaye jamono jooju moom la amoon c'est-à-dire ay otaam daf ko organiser woon ba nga xam ne ñii dañuy verser lundi ba dimanche am na loowu oto buy verser. yooyu yëpp ay jàngal la si ndawi tey yi. Mohamed Diop galant bi nga xam ne yow ki nga xam ne njiit nga ci syndicat bi syndicat des acteurs de transport routier national et transnational boo doon am témoignage ci góor gi Ndiaga Ndiaye yow lan ngay wax. waaw alhamdulilah ñu ngi wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. na nii la waaw Baye Ndiaga nit la woon koo xam ne empreinte am marqué na transport Sénégal maanaam transport Sénégal dootul fàtte góor googu ne ay nit sax bu ëllëgee ñëw dégg turam mu nekk fi ba léegi ndax am na sax tey ñoo xam ne bu ñu gisee benn Mercedes buy dox rek gëla rek ñoom automatiquement dañ naan Ndiaga Ndiaye la moom lañ ko tuddee loolu li ko waral moom mooy moo ko fi njëkkoon indi moo ko fi njëkkoon taxawee doon ci liggéey di liggéey ci transport
urbain ak interurbain nekk ci liggéey ci lu yàgg kon nag moom contribué na ci développement wu Sénégal ci wàllu transport lu bare ñu ngi koy ñaanal yàlla xare ko àjjana yàlla na mottale ji dundam àjjana ñu ngi koy jaale lu transport yëpp di ko jaale waa Sénégal yëpp di ñaan suufu Daaru Muxti sedd guy ci moom incha allah salaamaaleykum. Cheikh Amadou Bamba Kébé. waaw salaamaaleykum Père Ndiaga Ndiaye moom wax dëgg yàlla nekkoon roy waay ci transport man am na sama paa boo xam ne si nee na da daan def convoi boo xam ni mooy sol gasoil mooy joxe oto yi ñuy dem ci liggéeyu sëñ bi gratuit kenn du fay ñëpp a yéeg mu yóbbu leen bañ àgg bu ñibbi si jotee ñëpp moo leen indiwaat bañ agsi te yàgg na koo def yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko aljanna te it transporteurs yi jéem a roy ci moom wasalaam. donc nag comme ni ma ko waxee nag Pam Ndiaga Ndiaye kenn amul fayam parce que tey tamit man tamit maa ngi fàttaliku ci lu bëri ci moom dama naan dem këram mu may jox conseil waaw donc nag koo xam ne mënuñu ko fay te daal maa ngi jaale au passage Jibi ak Moussa Ndiaye ak ñëpp ñu nekk waa këru transport muy fépp fu nga xam ne dañ ciy yëngatu daal maa ngi leen jaale pour ce monument de l'histoire du transport routier au Sénégal bi nga xam ne dem na àddina si âge 89 ans léegi daal Mohamed nag ñu soobu nag ci waxtaan bi tey transport Sénégal mu ngi dem di lëw gis nañ ne démarré nañ fi ay projet lu nekk tey tolluwaay transport Sénégal noo ko gisee. waaw salaamaaleykum ci wàllu Théodore comme ni nga ko laajee transport Sénégal moom booñ ci laajee dinañ ci sawar a wax ndax ñun ci la ñu yëngatu te ci la ñu fas yéene di gagné suñu dund ñun nag ñu ngi gën a yëngu ci wàllu gros porteurs yi xam naa foofu la ñuy gën a am accès pour wax fa yàgg nañu ci liggéey bi daanaka 2000 ba léegi ñu ngi ci tali bi di daw surtout diggante corridor Dakar Bamako daan nañ dem Nouakchott daan nañ dem Guinée Gambie sous région bi yëpp la ñuy dem daal mais daal actuellement nii ni ñuy dundee ci transport actuellement ci Sénégal ñun ñi ko xam ne ñun ñi nga xam ne ñooy acteurs yi daf ñu yéem daf ñu jaaxal ndax dafa am liggéey yoo xam ne état dafa am pour contribuer ci pour téye ci jàpp ci pour mu mën a dox bi mu war a dox mais nag bu dee liggéey bi daf ko bàyyeek nit ñi kenn ku nekk di ko defee nu mu la neexee nekkee ci nu mu la neexee ñu bàyyi ko mu am pëccëxoo loolu du neex organiser donc xam naa li ñuy bëgg rek moom mooy ñun ñiy liggéey ci transport te nga xam ne suñu gain de cause mooy suñu wërsëg ñi ngi ko yaakaar ci transport war nañu xool nu ñu organiser woo état tamit taxaw pour jàppale ñu parce que transport moom bu ñu ko jàppalee état rek mën na ci gagné loo xam ne c'est des centaines de milliards par an. yaa ngi wax manque d'organisation donc nag manque d'organisation bu jur ay jafe-jafe surtout si corridor Dakar Bamako bi ngeen di yëngatu jafe-jafe yooyu lan la. waaw jafe-jafe yi li ci ëpp doole mooy bon xam nga yoon wi moom bu dee yaa ngi départ Dakar par exemple Dakar la ñuy chargé di dem Bamako oto yi li ëpp di dem ci corridor bi fii la ñuy chargé Dakar fii la point de chargement yi nekk pour yóbbu Bamako problème bi mi ngi commencé depuis port depuis fi ñuy chargé ak ni ñuy chargé ak conditions yi ñuy chargé parce que boo ñëwee tey indi sa oto bëgg a liggéey fi ngay jaar pour liggéey foofu moo njëkk am ay problème muy ay diggante yoo xam ne ay nit ñooy nekk ci diggante yi maanaam escalier boo xam ne yow warula woon barré da nga war a ñëw rek yow mu am benn genre ñu ngi koy tuddee ci mooy bureau fret wala yu demee noonu nga xam ne da nga ñëw rek inscrire chargé génn dox ni nga war a doxee boo demee fi ngay war a décharger nga décharger bu dee da ngay chargé foofu xayru nga ñëwaat boo ñëwaatee nga chargé nga dem mais problème yi principal mooy mi ngi tàmbalee fi ngay chargé en cours de route nag moom li fa nekk ci problème kooku buñ ci duggee bu soobee yàlla dinañ ci développé li ñu xam ndax ñun bër ci dem rek lañ duggee ci àll bi mën nga si waaw premièrement mooy xam nga oto moom benn machine la appareil la boo xam ne dafay déplacé ñu utal ko benn waaye bu koy war a déplacé ñu tuddee ko chauffeur boobu ñu formé ko jox ko benn papier bu ñuy tuddee permis donc chauffeur boobu bu toogee ci oto bi am ay pièces li mu war a am yépp mu am ko donc war na mën a liggéey librement mais malheureusement coono bi nga xam ne moo nekk ci tey nga départ bërëb sàngam dem bërëb sàngam fitna gi nekk ci loolu te dara teguñu ko nag lu dul ay nit ñoo nga xam ne état moom moo leen formé teg leen ci tali bi pour ñu war a réguler yoon bi régler oto yi ba nga xam ne benn problème du am mais problème bi am foofu mooy problème principal mooy bu doon dañuy liggéey rek ñun ñëpp dañuy liggéey ki ci chauffeur bi day liggéey oto bi day liggéey ki ci tali bi tamit day liggéey problème du am mais liggéey ci boppam moo amatul foofu parce que y a beaucoup de anarchie ak tracasserie boo xam ne am na ci kaw tali bi te loolu bëgg nañu dénoncer ko xam naa bëri na ci loo xam ne état xam na ko xëy na dañ ciy gëmm seen bët mais ñun bëgg nañu daal mu gën a leer seen bët que ne nit ñi nga xam ne ñoom la ñuy teg ci kaw tali bi ñu war a jubbanti ñiy def lu dëng nit ñooñu war nañu jub d'abord
parce que nit bu jubul mënul jubal ci kenn waaw loolu daal moom seetlu nañ ko bu baax a baax. Bamba boo déggee nag sa kàddu naataango bi mooy Mohamed di wax ne bun xatal bi dafa bëri waaye tamit nag tracasserie bi mënul passé tamit chargement ba départ ba ci fin bi finalement chauffeur bi day épuisé noo ko gisee. loolu moo am parce que ñun ñëpp ay acteurs lañ te ci tracé gi lañ nekk man no fii corridor bi daw naa fa mais temps yi maa ngi ci dëkk bi corridor bi fii ba Tamba ba Kidira montage sur montage yow da ngay ñëw fii même pas 5 kilomètres nga gisaat montage te boo ci ñëw danañ la arrêté laaj le papier nga joxe lépp pont bascule nga joxe lépp lii yoon dañ la war a bàyyi nga dem mais foog ñu xoolaat leneen luñ la xoolee motif pour tardement amuñu benn liberté ci tali bi te lépp lu ñu war ci transport ñi ngi koy def lépp lu ñu war ci tali bi ñu ngi koy def surnombre ñu chargé wuñ lu ñuy tere te dañuy jóg pour ut ndax suñu njaboot ñoom tamit ñu teg leen ci tali bi ñu sol seeni tenue ngir seen njaboot kon ku ci ne war nga jaayante la nga yóbbul sa njaboot mu rafet mais ñun dañuy foqati suñu loxo wala doo dem déet waay moo am dëgg neexul pièces yëpp ngay am permis assurance carte grise mooy dawal oto ak licence am nañ yëpp pneu tout neuf ngay monter sa lampe yëpp di tàkk léegi incenteur triangle lépp am nga ko léegi lan lañ la war a laajaat foofu boîte pharmacie sax dañ la koy laaj ay peel ay pic ah lu ne man benn waaye arrêté na ma ni ma sa oto bi da ngay xolli fleur yi te oto bi ci la wàccaale defuma ko ci vitre bu ndaw ma xolli yëpp sànnil ko ci kanamam te lekk na sama xaalis foofu Sénégal moo metti comme ni Baye Mouhamed wax loolu dañ cee war a jóg transport bi pëccëxoo bi bari na état da ci war a jàpp ñun ñi ñu ngi ciy jàpp liñ mën dañoo généraliser chauffeur yëpp a bon nag mais àdduna foo dem ak corps bu mu munti doon ak métier mu munti doon am nañu négatif am nañu positif ku ci ne yaay xam li la tax a jóg nga nekk ci. Mohamed yéen seen syndicat est-ce que bind na autorité pour wax leen tracasserie bi am ci corridor Dakar Bamako ak yi ngeen di daj. waaw alhamdulilah syndicat bi moom wax dëgg yàlla bi mu juddoo yàggul xëy na bokk na ci mujjee juddu mais ay action umpul ñi fi nekkoon umpul tamit ñi nga xam ne ñoo nekk ci tali bi parce que toujours ñi ngi dox ay jéego yoo xam ne mooy woyofal ñi nga xam ne ñooy acteurs yi seen liggéey loolu ñun ñi ngi am jokkaloo ak ministère ak état lépp lu nga xam ne suñu secrétaire général mi ngi koy dox ci luy noppal chauffeurs yi ci kaw tali bi ndax ñu mën a liggéey ak tranquillité ñu ngi ciy dox ñu ngi bind ñu ngi assister réunion yëpp la preuve mooy daaw rek am na loo xam ne amoon na ci yoon wi lu méttee métti loo xam ne ñun ñëpp ko doon dund ñu benn 10 000 francs boo xam ne dañu ko doon traqué ca biir Mali nga xam ne dañ ko doon saa yoo duggee foofu ñu ne da ngay fay benn impôt wu 10 000 francs oto bu fa dugg da nga koy fay su ma demee nii ma fay ko su ma ñëwaatee dama koy fayaat donc mun naa ko fay 3 fois ci mois bi ñaata yoon ci année bi oto yëpp nag di ko fay. taxe bi lan la. te loolu benn impôt lañ ko tuddee woon impôt te pourtant sax impôt lay dem impôt wu Mali la doon dem mais c'est pas normal parce que convention wu ni ñu koy waxee ci CEDEAO ah UEMOA li ñu wax mooy ñun ñëpp réew yi nga xam ne ñoo ci bokk war nañu mën a def suñu liggéey transport suñuy marchandise suñu diggante sans mu am ay yenn taxes yoo nga xam ne état moo koy teg beneen oto beneen transporteur boo xam ne bokkul ci réew mi rek ça veut dire que loolu warul tax ñu teg la benn taxe boobu Kaay lañ ko doon daggee région de Kaay Pape Mamadou Ndiaye suñu secrétaire général moom moo fa dem ak otoom parce que loolu yëpp day firndeel nag sax que ñun ñëpp ay acteurs lañu parce que même le secrétaire général day taal camion fii dem ba Bamako wala ba ca kaw ñëwaat donc kooku muy xam liy xew ci kaw tali bi moom moo dem foofu ñu fayloo ko mu ne moom lii du ko fay parce que lii jaaduwul moom gisul ne lii jaadu na parce que malien bi bu duggee biir Sénégal kenn du ko fayloo 1000 francs pour impôt donc loolu warul jaadu daal di droité otoom baarewul kenn nag ñeneen sénégalais ñëw ku ñëw mu expliqué la nga droité kenn ku ñëw mu expliqué la ba ñu bari fa bi ñu fa baree nag affaire bi day daal di am ampleur dem ci commandant de brigade yi dem ci kaw dem ci état dem ci ministère ba ñëpp xam ne ñii kat li ñuy kaas lan la suñu état tamit jot ci bu ñu ci jotee moom it ñoom it vraiment def nañ fa acte grandeur parce que taxaw nañu taxawaay bi ñu war a taxaw woo nañ Pape Mamadou Ndiaye ci ministère laaj ko li ngay kaas lan la mu expliqué leen
bi mu leen expliqué ñoom it ñu jàngat ne kat ci li muy wax nii kat lii du yoon parce que c'est pas normal suñu oto dugg Mali dafa fay benn 10 000 francs boo xam ne dañuy wax ne impôt la dafay dem trésor public. yaa ngeen jàmbat loo xam ne mooy transport domestique mooy oto yoo xam ne dañuy bàyyeekoo Mali ñëw ba fii Sénégal waruñu fi chargé waaye di fi def ay chargement di ko yóbbu ci ay société wax jooju fan la toll fu mu toll nii. waaw loolu tamit ñu ngi ciy avancé bu baax a baax ndax vraiment loolu itam ñun def nañu ay jéego yu bare ci loolu ñu jëm ko arrêté ba léegi sax ñoom ñi ko daan def bari na si ñoo xam ne ñemetuñ ko parce que bu ñu ko defee fitna mën na leen cee fekk mais nag ñun loolu maanaam état moo ñu ci mën a jàppale parce que toujours xam nga ay voisins ay réew yoo nga xam ne dañoo dend réew yooyu am na lu ñuy def rek dafay indi problème seen diggante boo xam ne dafay dem ci ñaari population yi te surtout ñun ñi nga xam ne ñooy déplacé ñun am na lu ñuy créer rek mën na indi problème boo xam ne mën na indi problème Mali Sénégal te loolu ñun dañ koy invité donc état moo war toujours di jël ay matuwaayam ci taxaw ci loolu ci biir loolu nag maa ngi lay wax sax ne am na ay Maliens yoo xam ne dañu daan dugg biir Sénégal yëpp ay am na benn produit bu ñu daan yabee Saraya di ko indi fii booru Sindia nga xam ne ay chinois ñoo ko def benn usine karo dañ ko daan jaar foofu di ko yab di ko indi xam nga suñu oto yi ñoo ko daan yab di ko indi ñoom dañ fa daan jaar yab ko indi ko te ñoom amuñu droit wu yab ci suñu biir réew wàcce suñu biir réew te ñun ndax ñun duñ ko def seen biir réew bu ñu ko fa defee fitna fekkuñu ci donc loolu itam defe naa ne xeex nañ ko ba arrêté na mais des na yu sew sewaan yoo xam ne 10 000 francs bi tamit jeex na daal 10 000 francs bi moom grâce à combat boobu état taxaw na ci wax dëgg yàlla directeur transport Cheikh Omar Gaye wax dëgg yàlla def ci ay jéego yu rëy ànd ak Pape Mamadou Ndiaye ak responsable yi Sénégal yi mu war a àndal yépp ñu dem ba Mali toog ak ministère transport bu Mali def benn séminaire bu am solo ba léegi man su ma taalee sama oto bu ma demee bu soobee yàlla dama joxe 10 000 francs loolu jeex na. mais léegi dafa am benn problème boo xam ne man dama maa jaaxal parce que gis nañ ne ay sénégalais yoo xam ne tey ñoom ñu war a jël seen oto muté ko Sénégal ñoom dañuy dem ba Mali dem foofu créer fa société de transport est-ce que ñooñu contribué wuñu seen problème yéen parce que dañuy nekk maanaam si ñaari dëkk est-ce que ñooñu accentué ñu tey seen problème ñi ngeen dund si corridor bi parce que ñu ñëw dugal seen oto ne leen man sénégalais la di négocier fii ay fret alors que waruñu ko def. waaw xam nga actuellement fi àdduna bi toll ci wàllu jaxasoo nga xam ne nit ñi dañu war a jaxasoo pour dimbalante réew yi maanaam frontières yi bu fekkee ñu ngi ci compter de 100% rek développement du am loolooy waral yenn saa yi nga gis sénégalais boo xam ne non seulement sax du jël otoom dem miite ko foofu mais day dem foofu jënd fa oto malien bu am plaque matricule Mali di ko dawal loolu c'est normal malien bi am na droit wu ñëw jënd fii oto bu am plaque Sénégal di ko dawal loolu maanaam UEMOA CEDEAO ñoom ñëpp am nañu ratification ci loolu donc loolu jàpp naa ne warul nekk luy indi problème man li ma jàpp mooy ñun ñëpp su fekkente ne kenn ku nekk bàyyi nga xel ne liggéey bi ñun ñëpp xaj nañ ci bu kenn bundaxataal kenn rek problème du am mais gis nga bundaxataal su ñuy njëkk a commencé mooy ñun sénégalais ñun ay sénégalais lañu dañuy dugg Mali mais ñun suñu problème principal mooy ñun suñu problème fii lañ koy amee biir Sénégal xam nga sànq maa ngi lay wax ci port bi man su ma demee port di chargé sama oto amul Macron port ku amul Macron war a dugg foofu da ngay war a dem dagg benn papier boo xam ne ticket buy jar presque 5000 francs man sénégalais bi 5000 francs laa koy daggee malien bi ñu oyofalal ko ba 2000 francs te moom bu duggee biir port malien bu duggee biir port ak 2000 francs yooyu bu fi taxawee 15 jours 2000 francs yooyu moo koy couvrir man nag su ma fa duggee ak sama 5000 francs 24 heures ñu ñëw maître de port ñëw ne ma am sa ticket ma ne ko mi ngi nii mu ne ma jeex na minuit jeex na da ngay daggiwaat beneen te xam nga sarre même jour génn même jour loolu yombul donc loolu ay affaire la yoo xam ne war nañu ci dimbale. ça c'est grave pour le ministre Omar Youm parce que au-delà donc li nga xam ne ak directeur du port Abdou Sadikh Bèye ñu ngi koy interpeller parce que amuñu ñoom camions yi aire de stationnement ba pare ñu nar leen yokkal fitna ci ay taxes supplémentaires je crois que nag suñu on a rien contre les Maliens ce sont nos frères waaye ñëw nag ba fii Sénégal tamit yow nga ñëw ñu am facilitation yow sénégalais bi nga sonn loolu nag disparité boobu mérité na ay correctifs Bamba gis nga lu mu wax ci affaire bi problème boobu. li mu wax ci affaire bi ci point chargement yi laay ñëw comme étranger yi ñëw fii di yàpp di wàccee ñoom seen réew boo ko fa defee amende bi dafay fekk lu gën a tuuti mun na nekk 600 000 wala 300 000 te da ngay wàccee chargement bi fay amende boobu seen oto ñëw yàpp ko mais police ak gendarmerie ñoo leen di accompagner parce que civil kese mënul ñëw ci moroomu chauffeur am wàccee chargement amende ko xaalis boobu seen état dañ participer foofu di dooleel ñoom
syndicat yi buñ gisee loo xam ne du yoon ci réew mi buñ ko dénoncé chauffeur boobu bu syndicat bi di ñëw day ànd ak homme de tenue bu nga xam ne day jël ay kayitam téye ba pare buñ jëlee say kayit dootoo dem ñu wax la fii règlement bii moo fi am ak bii te da nga koo jalgati dañ lay amaan nangam te chargement bi suñu oto moo koy yeb ñun Sénégal fii soo gisee kuy yeb nekk étranger boo ko dénoncé amoo ku la accompagner. te yow civil bi ñemewoo dem ci malien naan ko da ngay wàccee chargement bi wala da ngay taxaw fii. te boobu am jafe na leen ngeen am. jafe foo leen di gaaree amuñu parking. parking ñun amuñu ko te malien yi fii jox nañ leen fi parking bu mag. yow sénégalais bi boo fay dugg boo daggul ticket doo fa dugg. waaw matricule bleu boo demoon léegi doo ko fa gis. yëpp matricule Rufisque fii. collecteur bu mag lañ leen fa jox hectare bu yaatu. boo fa ñëwee da ngay foog ni yaa ngi Bamako. te yéen foo leen taxaw daal ñu jëlee leen. fu ñu taxaw ñu jëlee ñu fa wala ñu sabañu. mais ani mairie fii camion waru fi taxaw lan mooy seen war a pour accompagner transport. d'autant plus que ñoom nee nañ fu ñu taxaw ñu jëlee leen fa. wala ñu sabo la. camion waru fi taxaw te étranger camion fu mu taxaw. bu fa doon taxaw une semaine duñ ko lijjanti. boo ñëwee wax ñoom ñun dañu bañ suñ mbokk. tey étranger bu ñëwee yow boo amee looy teg ñu ne la kii lim fi dëkku la tax. te tey boo demee seen réew ñeme woo ko fa. fii ci réew mi nii ñu nekk Dakar tamit noonu la fi affaire bi méttee Bargny gii gars yi ñu ngi fay sonn polisu Bargny polisu Tëngéej ba ci yoonu route de Niayes bi fépp chauffeur yi ñu ngi fay sonn ñun daal camion yi ñun dafa mel ni ñun ñooy banque bi quoi ñun ñooy banque bi dëgg neexul. waaw parce que yow yaa ngi liggéey pour outil pour loo yóbbu sa njaboot mais boo xëyee li ngay wàccee ci tali bi boo ko doon denc léegi nga am sa camion bopp. te force da nga koy joxe wala doo dem man jàpp nañ ma contrôlé ma amul luñ ma jàppee ñu ni ma carte grise bi amul puissance de chevaux te carte grise su wagon la wagon amul moteur bay am chevaux tracteur moo war a am chevaux ñu wax la dooley moteur bi lii la muy police su Parcelles dem naa ba ci commandant bi keroog aw ma dëgg damaa mujjee fay 3000 francs pour jotaat samay pièces. loolu doy na waa ji dara fekk ko ci. Mohamed gis nga lu mu wax kon yéen daal. pour ngeen di gaare tamit problème la foo leen gaare ñu dàq leen mais pourtant ne annoncé nañu woon aire de stationnement foo xam ne diggante Yaraax parce que dañu ne comme foofu c'est l'ancienne route de Rufisque te foofu c'est une zone industrielle ba Bel Air ak yooyu léegi daal loolu daal dafa mel ni daal tumuranke ak port. waaw dafa tumuranke parce que ñun moom amuñu fu ñuy taxaw ci biti amuñu fu ñuy taxaw biir port moo tax mbedd yi Dakar yëpp foo dugg yaa ngi fekk ay camion dugg kenn ku nekk yaa ngi jéem a xool sa koñ bu amee espace nga fay gaare ndax moom ngay amee jàmm mais route nationale numéro 1 Théodore dama lay xamal rek ne ñun maanaam fitna gi ñuy dund ak transport dafa doy waar goo xam ne tey boo ko doon expliquer du jeex xam nga ñun ñi ñu seqal contrôle ci kaw tali bi muy la police gendarmerie daanaka douane eaux et forêts ñeenti ñooñu seq ci kaw tali bi mais xam nga police ak gendarmerie ñoom contrôler affaire pièces ak état oto loolu mooy seen liggéey mais dama lay wax ne boo déparé Dakar fii ba ngay dem frontière moo xam Moussa la moo xam Kidira wala sax nga jëm Bundu Furdu wala nga jëm foo jëm ci Sénégal ngay compter montage yi ngay romb plus de 30 montage ci benn réew moo xam ne doo daw 600 kilomètres te génnoo réew mi mais loolu c'est trop. loolu dafa ëpp. est-ce que loolu sax du andi chauffeur yi stress ak accident yi. très bien foofu laay ñëw maanaam yow tracé boo xam ne mënoo daw 15 kilomètres te fekkoo fa. benn brigade ñu arrière seen oto gaare ko ñaari nit taxaw fa benn oto du leen romb ñu leen di arrêté donc loolu est-ce que loolu pour contrôler oto yi la wala pour lan la parce que bu doon pour contrôler oto yi yaakaar naa ne war nañ mën a defar brigade yoo xam ne day am espace quand même day am 100 et quelques kilomètres te sax li ratification bi nga xam ne moom la UEMOA wax dañu war a def corridor 3 montages Dakar benn Tamba benn ci milieu ñu def frontière benn Mali moom mën nga daw 100 kilomètres 100 kilomètres doo gis policier bu taxaw arrêté la biir Mali maa la wax nii ak képp kuy daw ci corridor bi dina la confirmer loolu mais Sénégal moom mënoo daw actuellement 15 kilomètres Dakar Mbour xam nga presque 80 kilomètres xoolal mën nga fi fekk 10 montages et poussière mais nag tamit contrôle sécurité la bokk waaw mais sécurité waaw mais Théodore mais tamit daw nii rek d'accord daal di ñëw kërëb def leen neex dugg suñu biir réew waaw du yoon d'accord contrôle pour sécurité la mais man su ma ñëwee fii ñu contrôlé ma fii diggante fii ak fee may demaat 15 kilomètres lan laa fii defaat ba ñu may contrôlé waat foofu loolu dafa gàtt. mais est-ce que si diggante bi doo yab benn bagage boo xam ne xamuñu ko. oto bu yëpp conteneur un conteneur amatul lu muy yëpp. c'est polonais.
donc man daal li ma gis mooy gis nga état Sénégal ñu ngi koy féliciter ci benn côté mu ngi renforcer brigade yeeg commissariat yi ci biir réew mi xam nga loolu pour lan la waroon nekk pour sécuriser waa réew mi sécuriser population bi mais nag brigade bu mu monter rek na xam ne suñu xëyee xam nga lan mooy seen soxla principal bu amee ñaari 4x4 yi nañ génn brigade bi na ñaari takk der jël bii ñaari takk der jël bii ñi jaar fi ñi jaar fi mais cinébar bi daa bëri ci tali bi de sa gars yi bëri ñu leen loolu am na est-ce que loolu aussi contribué ko tax contrôle yi di bëri loolu am na mais cinébar bi mi ngi dugg fi loolu teewul mi ngi dugg fi waaw bañ a dugg yow contrôle boo xam ne man su ma ñëwee daanaka dafa am li ñuy def rek ma jàll mais loolu du contrôle koo fi gis ñu jàpp ko rek xamal ne am na ay dénonciation yu ci am mais contrôle bu ñu war a jàppee kenn ci lenn amul fii ci réew mi du ci camion du ci oto bu ndaw man jàpp naa ne sax oto yu ndaw yi ñoo ëpp lu ñu dugal Sénégal ci réew mi parce que boo yoree oto bu ndaw bu rafet kenn du la arrêté kenn ñëmu ko parce que dañ naan fii boo demee c'est quelqu'un kenn du la arrêté mais camion moom pas par pas la ñuy arrêté waaw te saa yoo ñëwee contrôle bi yëpp mooy ay wax yoo xam ne yow mënoo ko comprendre da ngay def li nga war a def yëpp mais looy dolli ci kàddu Mouhamed li ma ciy dolli ñun benn yi camion béton yeeg suuf yi sonn nañ parce que ñun bu ñu xëyee yow matin rek bala ngay charger 5000 francs da nga koy teg sa table de bord. ndax lan pour montage yi ci yoon bi. amul contrôle sampu wala doo dem. mais yow lu leen tere yéen boo leen xamee ne waa ji dafa la ne infraction nga ne ko attesté ma dem fay. du la attesté. du la attesté. non. am na ñu nga xam kon nag loolu moom directeur sécurité publique yaa ñuy seetaan ak commandant soo ñuy dégg nag vraiment nag ngeen jug ci loolu de dinañ daal gars yi dañuy bañ a attesté. xam nga contrôle moo am attesté mais ki nga xam ni day ñëw rek taxaw di la xool tàllal loxoom nga yëkkati permis jox ko day xam ni yow nam moo joxe mu ni la jox ma carte grise nga jox ko assurance nga jox ko mu wër oto bi xool créer benn infraction boo xam ni yow da lay leer ni kii boo dawaloon oto bi ba ci brigade ba nga dem ci seefam laaj ko ndax lii infraction la da lay bàyyi nga dem mais temps boobu yow du la ko jaral tardement boobu day yàq sa liggéey il fallait que nga jox ko nga dem man contrôler nañ ma ba xool amuñu luñ ma jàppee waa ji ni ma boîte pharmacie far yàlla sama oto am na ko ma génnee jox ko mu ubbi porte bi di xool ndax sécurité laa sol mu xool fa ma sol sécurité mu ni ma sa pneu secours yi fi mu nekk baaxul attesté ma yóbbu ci sama permis ba pare nee na daf may tëral commission ci loolu ndax lan mu jàpp ma ni ko li nga ma jàppee tegoo ko fenn oto bi nii la wàccee man fabriqué wu ma ko ci oto bi amul benn espace bu mën a am pneu de secours kon xanaa oto yi wàccaale réservoir ci gannaaw kooku infraction la. tracteurs yi daal di leen sonal nañ ñu torop. kon bi ngeen may boo leen may déglu au commandant de la gendarmerie ak directeur sécurité publique chauffeur yaa ngi jooy nag si wàllu tracteurs yi jot na tey ñu waxtaan pour trouver ci ay solution lu weesu loolu Bamba seen relation mënuñu ko bañ a wax ak Afrique Pesage gis nañ ne saa su nekk coow pont bascule nu mu tudd taxation essieu dogoon nañ sox ay jamono ngeen daal di xëy gaare camions yi bloqué mais lan mooy seen problème ak Afrique Pesage dëgg-dëgg. waaw Théodore maa ngi lay sant ci question boobu am na solo trop xam nga Afrique Pesage ay pont bascule la pont bascule yoo xam ne récemment la fi ñëw parce que transport nañ ay at amu fi woon donc du Sénégal rek ñoom ñoo def ay pont bascule sous région bi boo demee Mali am na pont bascule boo demee Burkina am na pont bascule boo demee Niger dafa am pont bascule mais coow li am Sénégal moom Sénégal rek la am ci affaire Afrique Pesage ndax la kese li ko waral mooy ñoom indi nañ seen i pont bascule teg ne dañuy pèse à l'acier mooy oto bi day dox di dem ma koy peese tànk bu nekk may peese nu mu toll loolu ay tappale la oto bi da nga naan ko oto bi yow sa temps la yow nangam nga war a yab su yabee lu ëpp loolu nga ne ko li nga yab ëpp na waroo yab loolu mais nit nga ne ko yow sa tànk yi sa ñaar tànk yi ni nga koy dëggee benn bi moo gën a fort beneen bi donc yow waroo doxee ci suuf si noonu da ngay fay loolu amul fenn looloo tax Afrique Pesage bu mu fi nekkee ba léegi chaque 6 mois am nañu ak ñoom problème commencement dañu teg pont bascule yi di pèse acier ku ñëw ëppaloo doo fay ñuy dem ba mu yàgg nii ñëpp xam ne kat ñoom li ñu wax mooy poids bi ñu wax ne moom la oto yi war a teg suñ ko tegee di nga am jàmm mais nit ñi dem di ko teg siiru yi teg ay 38 tonnes wiiru yi teg ay 45 tonnes kenn ku nekk wàññi li nga doon teg ñu xam ne suñu toogee noonu rek oto yi du ñu am dara ñu xëy ne léegi oto bu jàll da ngay fay 2000 francs yu teguwul fenn
2000 francs yooyu xeex nañ ko ba sonn ba léegi jeexagul mais nag suñu xeex tamit jeexagul parce que loolu tracasserie la teguñu ko fenn dama lay peese nga fay ma 2000 francs bu fekkee ëppaloo su ma ëppalee naa fay mais su ma ëppaloo naa dem sama yoon mu ngoog bu ci topp. mais est-ce que léeg-léeg du si yéen parce que boo xoolee dañu ne oto dafa war a am lu ñuy wax charge utile charge utile mooy capacité oto bi lu mu war a mën a yàpp yéen nag ngeen jël oto bi daal di ci chargé bu dee ngooñ bi ngeen demal ko ba ci kaw te loolu moom warul nekk parce que oto charge utile la charge utile bi ngay xool mooy poids net oto bi dindi si poids tard ak yooyu poids brut bi waaw nga def cumul pour mën a am li nga xam ne moom la war a mën a supporter waaye nag ngeen jël oto bi chargé bu dee camion bu fekk camion bi benn bu muy ñëw nekk fii màgget na daw na fi 30 ans 25 ans léeg-léeg sax xott lay def buy di day dëng waaw loolu Mouhamed dana waar de. xam nga ñun tamit Théodore suñu réew mooy Sénégal ñun defaruñu ay oto donc oto yi dañ fi wàcc si rek te it ñun amuñu système mu réformé oto moom Sénégal moom amul génne sa oto ñun la non oto bi waratul daw màgget na xam nga loolu amu fi donte le état mu ngi indi ay système bu réformer oto yi mais man su ma génne woon sama oto fii di ko dawal mu am pièce yëpp kenn du ne ma oto bi dafa am 10 ans ba 40 ans donc dañ may bàyyi rek may dawal sama oto parce que am naa pièce donc loolu moom du ñun mais Sénégal moom moo nekkagul ci loolu mais li may bëgg a wax rek moom mooy Afrique pesage chaque 6 mois coow ak chauffeur si ak transporteur yi loolu dafa war a jeex xam nga luy waral coow li gis nga suñu coowee ba ñu réglé ba oto yi di daw benn problème amul da ngay xëy rek ñu laal point yi parce que ñoom ñoo koy laal ñoom ñoo koy yokk te séeréer li ma lay wax nii li ma lay wax nii am na ko kay. am na benn chauffeur bu ma doon ne. mais da ngay dem fii ñu ne la 5 tonnes nga am de. waaw nga demaat Kilikoro ñu ne la 10 tonnes nga am. mais la preuve mooy dañuy jékki-jékki mbuur moom moo ñu gën a sonal mbuur moom ñoom ñoo joggati affaire parce que bu ñu demee ba affaire bi ne tekk rek mbuur ngay njëkk a déggee problème oto bu ñëw ñu ne la ëppal nga 38 tonnes nga fi jaaraloon mois passé nga ñëwaat jaaraat fi 38 tonnes nga ñëwaat ak 38 tonnes ñu ne la ëppal nga 2 tonnes dañ koy délesté da ngay fay loolu fan la tegu. fekk beneen montage 38 tonnes lañ la waxoon. waaw déedéet maanaam jaar nga fa xam nga li nga yeb jaar fi tey ñun la ëppaloo mais suba boo fi jaaree ñun la ëppal nga loolu lan la. te même quantité ngay yàq parce que yow xam nga ëppal amul la njëriñ SG da ko doon wax maanaam man ma ëppal 2 tonnes ñëw fii ci pont Basile bi ñu tareel ma fii délesté ma fayloo ma mais 2 tonnes yooyu amul ma njëriñ ma bàyyi ko fa ma sarree te dem sama jàmm ak salaam ci laa ëppay intérêt c'est ça loolu mooy suñu problème ak Afrique pesage mais ñun tali bi lu sàmm tali bi defe naa ñun lañ koy sàmmal parce que pax muñ ci dal du directeur Afrique pesage du Théodore moo ciy dal mais man Mohamed Diop acteur bi maa ñëw di ci réel donc lu yàq tali bi man maa ko war a gën a xeex comme loolu la ñuy xeex na nañ ko teg si yoon rek. Bamba si mbirum Afrique pesage seen relation yi man daal daf maa jaaxal saa su nekk coow ak yéen. mooy li Mohamed wax rek xam nga looy réglé ka déréglé nu la neex lay doxee. déet si mais bu fekkoon ni dañ ko réglé comme ni mu nekkee rek ñu bàyyi ko oto bu ñëw sa poids normal ngay teg. mais est-ce que am na waxtaan yoo xam ne wax ngeen ko autorité gars yi toog ngeen wax leen fay yi yàgg nañ ko def ay réunion yu ne ak ñoom mais tey yow 2000 francs yi ñuy fay boo ëppalul bi Afrique pesage di doog a samp point yi amul woon da ngay ñëw boo peesee sa oto yor poids normal dañ lay jox nga dem say carte grise 5 francs doo ko joxe ñu dem ba ci biir ñu ni léegi ku ëppalul da ngay fay 2000 pourquoi 2000 yooyu ñu dem ba ci biir te defuñu ko débit ñu dem ba ci biir imposé ñu 2000 yi teg fa ay homme de tenue tey jii ñeme woo jalgati foofu état li ko ñor toujours day def accompagnement boo xam ne si kii borom tenue la tey transport bi noonu la ko waroon a ñoree ak mbir secteur point de chargement yeeg yëpp homme de tenue yi kenn ku ne di fa toog di surveiller li nga xam ne du dëgg ñu koy dindi mais bu ñu bàyyee nii pëccëxoo bi day bari tey mënoo dem benn pont bascule boo xam ni fekkoo fa genre gendarme yu toog am na wala amul mais place yi ñuy chargé loolu amu fa parfois nga chargé taxaw foo xam ne dañuy dagg sa polom fii kero benn booy mool 8 noonu lañ ko def dañoo wàccee ñaari booy yeew leen dajji conteneur bi fekk gerte la yeboon mooy gerte gi ñu jëlee kaw la oto bi paan foofu ñu dajji conteneur bi dañoo fanaanee roñ gerte gi ba fajar bi ñu xëyee genn wàllu conteneur lañ fa fekk kon daal insécurité bi am na ci port bi baax a baax waaw ñoom dañ koy bañ léeg-léeg boo waxee insécurité port dañ koy bañ kon daal sécurité bi de vraiment autorité war nañ si góorgóorlu ci port bi gis ngeen ne acteurs yaa ngi koy jàmbat Mohamed ñu ñëwaat ci beneen pàcc mooy corridor bi diggante boo xoolee
booy dem diggante Tamba ak Moussala yàgg ngeen jooy tronçon boobu pour ñu defaree leen tali bi fan la yëf yi toll te état bi mu ngi ne moom teg na ay programme pour vraiment defar infrastructure yi te yéen koppar bi ngeen di dugal est-ce que am na retour ascenseur. waaw xam naa côté boobu moom dinaa ci sawar a wax tamit ndax foofu suñu yoon la diggante Tamba ba ngay dem naka la Kédougou xam ne 233 kilomètres la diggante boobu moom alhamdulilah léegi defar nañ ko ba vraiment defoon naa ci benn reportage sax fekk maa ngi demoon àll ba di ñibbisi dugal ko ci réseaux sociaux yi ñu bëri apprécier ko parce que boobu tali bi tubaarkàlla defar nañ ko te foofu dafa metti woon mais nag boo passé tamit Kédougou balaa ngay dem Saraya dem Moussala foofu tamit diggante Kédougou Saraya vraiment ñu ngi koy defaraat rakissé nañ yëpp ñu ngi defaraat diggante Saraya Moussala nag moom moo des ay pax léegi yoo xam ne vraiment bëgg nañ ñu jublu ci mais ci côté bi nga laaj moom mooy ndax ñun amal nañu état intérêt ba mu mën ñu taxawul loolu maanaam suñu liggéey ndax am na revenu ci état loolu ci état rek la des transport moom jàpp naa ne li ci nekk ci koom-koom nekkul ci dara bu fekkente ne état organisé na ko ñu téye ko ni ñu ko war a téye ah li ciy génn mu dugg fi mu war a dugg ah loolu mën na defar lépp lu état bëgg a defaral ak transport mais nag gis nga oto yi li ñuy chargé ak xaalis bi dox ci transport diggante borom marchandise beeg chauffeur beeg borom oto beeg tali bi ah ak li nekk ci kaw tali bi yëpp gis nga loolu c'est des centaines de milliards par an yoo xam ne milliards yi ci bare day dugg ci ay pax yoo xam ne waru fa dem gis nga bu doon ne boo déparé Dakar fii ñu ne la yow kat fan nga jëm nga ne Moussala wala kii dire laa jëm Diamniadio am na benn poste boo xam ne boo ñëwee foofu da ngay taxaw ñu contrôler oto bi yëpp am nga pneu bu baaxul pneu bi waroon mën a dem fii ba Moussala donc dindi ko ah am nga lii pièces yi mat na am nga assurance bépp mat na ñu defal la benn kayit boo xam ne même booy fay benn 6000 francs sax ñu def ko trésor yow ñu bàyyi la nga dem ngir yàlla benn oto kenn bañ laa téyeti ñu bàyyi la nga dem ngir yàlla mais loolu su amoon mais xaalis boobu kooku ñaata xaalis la mais déedéet fii ne bàyyi ñu lay bennal te ñu lay bennal yóbbuñ ko trésor seen kër lañ ko yóbbu waaw loolu dafa métti. Cheikh Bamba tey nag lan ngay wax sa kàddu bu mujjee loo xam ne buñ ko defaree daal parce que agité dañu fi woon renouvellement mooy gros porteurs yeeg yooyu fa la tool te lan nga gis ñoo mën a suqali transport moom li ko mën a suqali mooy kàddu yi ñu tënk fii ñoom ñi ko jiite jéem cee def ay xalaat gëstu ci li ci am njariñ ñu jël ko jéem koo appliquer parce que tey kenn ku ne xam nga liy doxal sa kër te ñun suñu bos dañ koo seetaan Afrique fu ne dem naa fa Burkina Côte d'Ivoire Niger Ouagadougou yëpp dem naa fa mais ñoom seen transport niñ ko téyee ak ni muy doxee bokkul ak Sénégal ba tax na ñun chauffeur Sénégal yi foo dem pour nga am fa loo yàpp sax problème la dañ naan ñun dañuy yàq transport parce que suñu transport dañ koo bàyyee gars yi lu leen neex def te ñoom ñi nga xam ni ñoo jiite réew mi yor lépp buñ ci jàppoon du demee noonu waaw di leen sant bu baax nag waaw parce que émission bi am na solo te li ñu metti daal lépp xajul ci émission bi grand mais sonn nañ ci tali bi moom dama ciy ñëwaat sonn nañ ci parce que mënoo yor oto dem service de 1000 jaar fi nga war a jaar yëpp passé oto bi am këyit yëpp dem jënd say pneu lépp monté yor say këyit pour nekk ci tali bi liggéey ngir yóbbu sa kër. kon tali bi daal jar na état d'urgence bu baax a baax metti na torop waaw wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen gërëm di leen sant. mbokk yi nag ni ma ko waxee rek seen naataango bi Pape Mamadou Ndiaye bi nga xam ne moo nekk secrétaire général SATRANS moom tamit ci émission bi am na ay kàddu yu mu war a wax lu mu gis loo xam ne war bu ñu ko defee ñu suqali transport gannaaw bi nga xam ne naataango yi wax nañ lu bëri ci jafe-jafe yi ñuy dund te ko état bi sax teg na programme modernisation waaye tamit am na benn loi bu ñu doon wax de concertation bu ñu doon di ko laam-laame tey nag lan nga gis ci mbir boobu. waaw di leen nuyu d'abord di nuyu sunu naataango yi nga xam ne ñoo bokk syndicat bi di nuyu trésorier Mohamed Diop di nuyu Cheikh Ahmadou Bamba Kébé responsable aussi ñu ngi koy nuyu di la nuyu aussi yow Tego di nuyu sunu caméraman comment dire nu mu kii Saliou di leen jaajëfal ci développement réew bi parce que li ngeen def développement réew bi mais ça dépend ci njiit yi nga xamante nii am nañu ragal yàlla ci seen bopp pour bëgg a développer seen réew donc lii ngeen di def nii dafa am solo pour mu mën a jàll ñëpp war ko mën a def pour ñu déglu parce que aussi information dafa laaj muy jàll pour nit ñi comprendre parce que ñun ñu fi toog nii di expliquer ay acteurs du transport lañu
lu ñu am moo looloo ñu ko may moo tax ñu jël suñu temps pour ñëw expliquer partager ak waa réew mi suñu ay doléances waxuñu fi lenn loo xam te ne nag du lu ñu maîtriser ci li ñuy dund ci suñu métier te kenn jaraluñu ñuy wax naka su dul noonu wala ñuy wax lu dul dëgg ci li ñuy def ndax dundaluñu ñun suñu ñàkk moo ñuy dundal. mais di revenir aussi ci suñu partenaire li ñuy wax ci wàllu tracasserie ñu ngi ciy dox ay jéego yu bari Théo pour que bis bu ñu taxawee ci tracasserie du kenn rek ay taxaw Sénégal gépp ay taxaw non si Sénégal gépp mooy taxaw xam nga lu tax balaa ñoo def xeex mooy mujjee mooy dernière position dinañ li ñuy def yëpp ci négociation la bokk lancer message que ni bañuñu ku ñu contrôler mais képp kuy autorité nekk ci réew mi xam nga ce qui se passe boo yoree sa oto xëy na ñoom duñu leen contrôler mais les acteurs du transport man génn naa fi en tant que secrétaire général yore camion dem fi Kédougou xam naa ñaata montage moo nekk ci tali bi ba tey ba sànq donc montage yi jéggi na doy ëpp na presque 30 montage wala 40 montage taw Dakar Kédougou mais mënoo wax ni montage yooyu noonu boo waxee wax nga ko léegi ci sa biir question nee nga chanvre indien bi mi ngi ci mais Théo chanvre indien boo koy contrôler am na neen noo koy contrôler mais ñëw taxaw chauffeur bi ñëw taxaw xam na ndax dañ koy contrôler pour am na chanvre indien wala am na beneen lu nekk ci otoom ñun ñëpp ay sénégalais lañu am na loo xam on n'a pas tout dit mais nit ki bu xoolee dina comprendre ce qui se passe ndax contrôle boobu contrôle loolu la wala contrôle tracasserie la mais c'est juste contrôle tracasserie mais nag ñu ngi ci préparé li ñuy bañ nag balaa xeex di am vraiment suñu autorités yi dégluñu ma ñëw tuuti nag ci Afrique pesante boobu nga doon wax Afrique pesante aussi am nañu ci dara loo xam ne ñu ngi koy def dinañ ko wax autorités yi koo ci dem ci moom à haute autorité danaan lan loolu yëguma ko peut-être man mii responsable su demul yónnee mission pour contrôler ndax loolu am non dinay def yu mission parce que man dem naa ci ay autorité franchement xulil xaq wala kaana muran bu ma demee ci autorité bi bu nee ma li ngay jàmbat lan la bu ma ne ko place tel bu ko vérifier devant moi vraiment dina am satisfaction mais après moi dafay amaat nag ay dribigales boo xam ne doo comprendre te mënoo chaque jour nga ñëw ci autorité bi kon y a quelque chose dedans li ñu bëgg rek c'était juste pour terminer mooy dañoo bëgg rek état bàyyi xel lii ñuy wax parce que ay acteurs du transport ñoo koy wax balaa ñëw ci beneen phase boo xamante ni parce que am réew bu ñu taxawee 2 jours yëpp mais ci foofu rek mais bi mu ñu tëjee moom pour mu ko gis mais gis nga barrage yooyu ñu tegoon bi ñu déconfiné Sénégal yëpp benn bi mooy entrée Thiès virage bi boo ko jëlee tey boo yoroon sa oto di dem Thiès boo xasee commencé di génn àllu kañ da ngay rang message bi ngay wax waa kay état daan def dañ daan autoriser oto yi
est contrôlé de A à Z. ñu ngi sant waa Walfadjri yëpp di sant Demba Ndiaye ministre élevage woote woon na fii ci ministère bi pour joxe ay laissez-passer pour que ñiy saati xar ñu mën leen a moo ko wax sunu élément bu fa demoon donc mais je pense que jur leneen donc loolu laay ñuy ñaan yàlla aussi suñuy njiit général lañu kenn ku ci nekk da ngay ñëw wax sa xalaat donc loolu moo waral li ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di la jaajëfal Théo ak sëñ Saliou. donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant donc ci du ko dalee ci tali bi ñi nga xam ne ñoo bokk nag waa SATRANS mooy syndicat des acteurs de transport routier national et transnational te kenn ci seen njiit di Mohamed Diop ak ki ci tuddi mooy Cheikh Ahmadou Bamba Kébé ak ki nga xam ne nag mooy seen njiit mooy Pape Mamadou Ndiaye ma jàpp ne nag lépp lu ñu fi wax du dara c'est pour nag améliorer le transport routier moo tax ku gis nag ñu ngi jéggalu bu fekkee ne wax ci nag dafa xaw a ñagas ñu jàpp ne lépp daal defar transport ñu tax a jóg ñu leen gërëm di leen sant te encore une fois may rendre hommage nag sama papa Ndiaga Ndiaye bi nga xam ne nag sonn na ci transport contribuer na ci transport te vraiment ñu ngi koy jukkil te di ñaan nag génération future yi ñu roy si moom gën a dox si moom te may profité tamit di jaali waa këram bu baax muy Jibi Ndiaye ak Moussa ak waa këram yëpp ñu ngi leen di jaali jërëjëf wasalaam. Walfadjri